mbokk yi mbaa jàmm ngeen fanaane 7h29 mooy doog a jot tey jii tombé nag ajjuma vendredi 8 mai 2015 ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média yeewu leen ndax ñun yeewu nañ ca fajar ñu xëyati jëm 10h comme ni ñu koy defee bis bu jot tey nag di jotaay bi mujj ci semaine bi ñu ngi jëm ci week-end bëri na ci ay dëkk yoo xamante ni tey dañuy férié ñu bëree ngi xëy di nelaw wala grasse matinée noonu lañ koy woowee waaye fii ci Sénégal nag tey du bisu férié bisu liggéey la ba tax ak fu ngeen mënti nekk ñu ngi leen di ñaanal àjjuma bu neex ci télévision Futur Média ñu xëy ak yéenekaay yi léegi nii bu ci nekk ak na mu xëyee waaye laata boobu suñu journalu 8h bi Fati Dieng lañ ci àndal bu njëkk bi jot ngeen ko seetaan ñu tegal leen ko ci français ci bulletin boobule bi 6h45 jotee Fati Dieng ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu ñi nga bokkal plateau bi naka noonu téléspectateurs yu télévision Futur Média. bu ca kanamee 8h loo fas yéene yaatal. Banque mondiale ak Fonds monétaire international rafetlu wu ñu dara jéego yi Sénégal def jëmale ko ci wàllu koom loolu nag ñu ngi ko xamle ci revue annuelle conjointe bu coopération bi ñu amal ak Sénégal li ñu wax itam Pape Cheikh mu aju ci nu nuy fayee fii ci Sénégal bu ñu sañoon ñu xoolaat ko bu baax xoolaat itam niveau mooy faible taux décaissement bi nga xam ne ñu ngi ko xayma ci lu jege 23% leneen itam lu ñu fas yéene faram-fàccee di sunu jàmbaar yooyu fas yéene dem Yémen ñaari junni ak téeméer la ñu toll ci ab lim luñ ca mën a wax moom tey dañ leen ci indi leneen lan lañ ci mën a jëlee réewum Sénégal lan la ci mën a am ak itam ndàmpaay yi nga xam ne aju na ci ba tax na ñenn ci takk der yi léeg-léeg bu ñu leen yebalee dinañ ci sawax loolu aj màkk itam ñu dëgmal ko commission bi nekk ci waxtaan lu bees lu ñu xamle mooy dañoo ibbi ay màkkaan ci région yi maanaam gox yi ci biir Sénégal ba nga xam ne ujaat yi bu ñu tolloo ci lu ni mel jaratul ñu ñëw fii ba Ndakaaru di rang ak sonn tàggat yaram itam volleyball ci soxna yi moom mu mel ni Sénégal ñoom qualifié lañu ci Jeux africains yi ñuy waajal laata ñuy dem si seen ñetteelu bëccëg ponk yooyu Pape Cheikh daañu ci teg suñuy reportage juróom-ñetti waxtu la yaatal du ba ci yéene kaay yi sax loolee nga xëyee ñoom la ñu xëy lu ci ëpp ci seen i xët jëm ci Banque mondiale ak FMI mi dànkaafu Sénégal ci payooram ak ñoom seen ak coowal jàmbaar yooyu le ñu war a yóbbu ci dëkk bu ñu naan Yémen ci frontière am ak Arabie Saoudite lu jëm ci dànkaafu googu la nga xam ne FMI ak Banque mondiale ñu ngi koy dànkaafu Sénégal témoin loolu la xëyee tey ci xëtam bu njëkk ñu yor ko nee na mauvaise note de la Banque mondiale et du FMI loolu la xëyee tey ci xëtam. le témoin ni nga ko waxee dellu siwaat na ci revue annuelle conjointe boobu dox coopération bi dox diggante Sénégal ak kuréel yu am solo yooyu ñu mel ni nag Banque mondiale ni ñu ko waxee ak Fonds monétaire international yéeni kaay bi di le témoin dellu siwaat na ci mu mel ni daal nanu nattee Sénégal ci seen gis-gis mën naa war a gën a góorgóorlu. voilà on va juste permettre à la technique ñu pare yéenekaay yi bu ko defee du ñu yam rek ci di leen liiral seen i xët ñu won leen ko bu ko defee ku ci xëy rek nga mën a xam naka la yéenekaay yi xëyee tey donc lu ci ëpp wax nañu ci Banque mondiale docteur Massamba Gueye ñu ngi lay nuyu defe naa ni dànkaafu gi yéenekaay yu bëri xëyee xëj na ay xeetu xibaar la yoo xamante ni ñaare sunu xarit yi duñu ci gis importance waaye ak amal solo koomu réew mi. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi ma toogal di nuyu ñi seetaan li nga wax lu am solo la ndax xam nga yenn saa yi ñun dañuy topp rek information bu jëm ci garmi maanaam bu jëm ci làmb ji wala bu jëm ci musique yi nga xam ne dañuy intéressé nit ñi di fàtte ne ku xëy dara nekkul sa poos nga am problème te information yi boo ci bàyyiwut xel da ngay jekk ba ci àgg rek ñu ne lii yokk na wala lii wàññeeku na nga ne lu tax ñu yokk fekk 6 mois avant journaliste yi ñoom alerté woon nañ la ndax li may wax ne journaliste moom boo koy xool bu baax a baax a baax dafa am ñaar yoo xam ne daf koy def benn bi mooy day seen lu war a ñëw mu ne dina ñëw baa mu fekk lu ñuy nëbb te mu amal nit ñi njëriñ mu lijjanti ko génne ko donc information économique yi nit ñi nañ ci bàyyi xel ndax mënoo dëkk rek foo gisul photo mbër gisoo photo waykat doo lire journal bi donc il faut ñu bàyyi xel ci information surtout que bii nga xam ne déjà ñii ñu ngi commencé wax naan ay xawma salaire yi li ñuy fay dafa bëri ak yu kenn xamul képp ku yor ku ñuy fay salaire na nga ci bàyyi xel
waaw def naa ne FMI moom xaw ma nun sant waaye bu ko lijjanti jaw la ñu war a sant wala sec ndax ñoom mbiri wàññi salaire rek la ñuy wax ak ay yu kenn xamul donc information yi am solo la voilà mais li nga wax vraiment nañu alerter nit ñi. ah oui dama ci bëggoon attirer attention wu suñu xarit yi nga xamante ni ñoo xëy àndandoog ñun man dama koy xool ci sama bopp rek sama classe gi vrai sénégalais bu ñu gisee yenn yi ci yéenekaay yi du ñu koy faral di jàpp noonu duñ ci bàyyi xel et pourtant kenn xamul lu mu mën a jur ëllëg El Hadji Mbaye Garmi yu itam ñu nuyu la donc Banque mondiale FMI ñoom daal am nay engagement yoo xamante ni sas nañu ko Sénégal jëm ci wàllu koom. xanaa rek Baye Cheikh di la nuyu di nuyu nag bu baax Massamba Gueye di nuyu Bessel di nuyu Mado ak Fati ak ñi nga xam ne techniciens yi nga xam ne ñoom la ñu àndal waaye itam di nuyu itam mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan maa ngi lay wax dara Pape Cheikh ñoo xam ne ñii koomu réew saa soli dañ koy dugal seen loxo te fooy dugal sa loxo càmbar ca daf la ca war lu nu ca càmbar te di ko ca seet nit ñi war nañ cee bàyyi xel parce que bu fekkee ne boo ñàkkee dara ci ñu koy dox ba nga am ko ci loonu bokk kon bu nu xoolee ba càmbat ne daal li nga xam ne moom la ñuy fay ñenn nit ci biir réew mi bari na ko kon jar na bàyyi xel te nag bu nu fàtte ne génn nañu ci loo xam ne li jarul tudd xel rek buñ ci tàbbee ñëpp danañ ko xam yokk bu doy waar boo xam ne bile daana am ca booba temps jamono nag dox ba wàññi war a jot ñoom tam doon sóor loolu ndax dëgg-dëgg kenn benn nit ñu fay la 5 millions yéeme na 5 millions am na ñoo xam ne ñu ngi ci ginnaaw ñoo xam ne ñii loolu sax bu ñu ko daggee faram fàcce ko jox ko ñi nga xam ne nii ñoom ñooy jeunesse bi dinañ mën a am dara soldu yooyu giiru dem ak neen wallaahi jërëjëf El Hadji Mbaye Garmi donc lu toll ci 184 milliards la ñu décaissé Banque mondiale nag moo ko wax jëm ci keesu nguur gi xam naa ni yéenekaay yi ku ci nekk am na loo ci wax ba ci Libération loolu la xëyee tey ci xëtam bu njëkk bu fekkee noppi nañu xoolaale ko Fati 575 milliards de francs CFA engagés et puis waxtaan wi nag ñu ngi ko doon amal ci teewaayu jëriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu koom fii ci Sénégal. Amadou Ba lañ koy woowee Pape Cheikh mu ngi ci nataalam mu ngi ci xët bu njëkk bu yéenekaay bi di Libération ay mbirum koppar la ñu wax yéenekaay bi itam dellu siwaat ci ni ko docteur Massamba Gueye waxee bokk yaakaar naa ni Fonds monétaire international ak Banque mondiale bu ñuy wax lu mat a bàyyi xel la ndaxte itam lu jëm ci wàllu salaire yi Pape Cheikh nee nañu non seulement masse salariale bi dafa bëri waaye itam dañoo gis ci mbir mi ñàkk tolloo léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy def yam benn liggéey bu kii gañee lii keneen ki maanaam ceex bi lay gañee voilà leneen a ngi ñu bëri xëy nañ ci tey muy coowal jàmbaar yooyu la nga xamante ni ñoom la ñu war a yóbbu ca dëkk bu ñu naan Yémen frontière am ak Arabie Saoudite loolu itam docteur Massamba Gueye fan yëpp jur na coow de waaw coow la ndax xam nga réew moom dafa am ñaar yu fi ne ki war a dogal ak ñi muy dogal mu jëm ci ñoom te démocratie li koy tax a dox mu dox mooy bu nguur gi ne nii laa gisee ñi gisee wut ne moom am fitu toog ci rajo yi toog ci télé yi ni gisee wunu nii loolu mooy tax émeute du am mbedd mi du tàng te loolu ku ko fi bëgg a jëlee da nga yàq réew mi président bu fekkente ne dafa xalaat nii laa bëgg a def yóbbu assemblée waa assemblée ne ànd nañ ci ñi ci àndut nan wax ne ànduñu ci ñun ñëpp ñu waxtaanee ko waaye nag comme li ngay wax ni sujet bu toll nii bu fekkee jurul ci coow ci réew mi mooy dañoo waxantewul dëggu ci suñ biir ndax lu toll ne 2 junni ak nangami soldat bu nu waree dem Màkka ak Màkka li mu représenté ci Sénégalais yi ku judd ci ji jullit ba ngaa dem Màkka donc bu fekkente ne sujet boobu am na il faut dans une démocratie normale nit ñi wax seen position donc loolu moom ku ko bañ rek yow bëggoo réew mi mais est-ce que nit ñi noonu lañ ko comprendre man yenn saa yi ma dégg ci waxtaan yi parce que réseaux sociaux yi am nay groupe yi ñu def di laaj pétition pour ñëpp bañ pour soldats yooyu noonu dem ca Yémen alors ñu ci ëpp wax nañu ci koppar buñ ci mën a dugal Sénégal war ko cee génne waaye démb ñu ngi ñuy xamal ni Sénégal du ci génne dara ci xaalis teg ci itam ragal xëj na sunu jàmbaar yi dem fa la ñu daloon ci ay jamono dalaat ñi waaw Wolof def ne kundo bin rey samaam foo gisee lu ñuul daw ndax am na lu amoon Koweït nit ñi nañu rafet njot man de bu ma amoon mbokk mu ciy dem man sama mbokk du dem ma koy fàttali ñu deewoon ci yoon wu mu jëloon man laa wax kenn yarewu ma loolu waaw nit du jëm ci tukki nga naan ko avion daanu woon na nit du jënd billet avion pare nga naan ko avion daanu woon na soldat du buy xeexi dañ koy may fit ndax dem gi nguur dogal na ko léegi nag li des
mooy waxtaanee ko li nga wax am na ñoo xam ne ñi ngi def seen pétition am nañ ci seen droit man dama nekk koo xam ne dama gëm ne ni ma amee liberté toog ci télé bi di wax li ma xalaat noonu laa war a bàyyi keneen ki mu am liberté def ko am na ñuy wax ne xaalis dugg na ci am na ñu ne xaalis dugg ci man defe naa ne journaliste yi man foofu laa leen di xaaree tey ñoom rek ñoo am possibilité tey dem xool document yi am information yi génne ko wax ñu loo xam ne mën nañ ci teg suñu loxo waaye ku mel ne man ku mel ne yow day dem rek mën na am mu am bëgg-bëggu politique am occasion pour opposer wu état bi it am intérêt wu def benn geste boo xam ne nit ñi yaakaar na nañ ci ànd nit ñi mën nañ ci ànd mën nañ ci mën a ànd donc man pour man polémique bi c'est tout à fait normal man loolu laa man mooy li ma gëm daal mais est-ce que Sénégal dañ ko fay mais gëm naa ne nag je pense que man bu ma nekkoon président personnellement du ma nangu ku may ñeme sax naan da nga may jéem a jënd moo tax lu nga xam ne dama koy jombale sama bopp man du ma ko teg ci deru nit donc man mooy sama position mais gëw ma ne Arabie Saoudite yàpp nañu man gëw ma loolu yàpp nañu wala toll ñu ñuy fay non wala du ñu jënd mais njaam jeex na non njaam jeex na maintenant lii am nag xam nga raison d'état moom mooy raison d'état loolu am na yoo xam ne day am 10 ans 20 ans après ñu soog a génne ay documents ñu koy soog a xam moo tax du ma ne am na du ma ne amut ndax gisuma benn kayit bu ko firndeel voilà donc mu ngoog ñu xool yéen kaay yeeg liñ ci wax l'observateur par exemple moom la xëyee Fati le contingent du Yémen mise en place loolu la def ci xëtam bu njëkk tey jëm ci loolee nga xam ne ni moo jëm ci suñu jàmbaar yi ñu war a yabal ca Arabie Saoudite ci frontière am ak Yémen. waaw le yéenekaay bi di l'observateur moom it dellu siwaat na ci jàmbaar yooyu lee seen lim toll ci 200 junni ak téeméer mu mel ni contingent boobee Pape Cheikh ne ñu lépp yemb na ña ca war a dem yemb na matukaay yi ñu waroon a jël itam naka noonu. voilà libération la ñuy delluwaat moom nee na Banque mondiale renfloue les caisses de l'État noonu la ko bindee ci français ci xëtam tey 184 milliards de francs CFA décaissés. mu mel ni téeméeri milliards juróom-ñett fukk ak ñeent génne nañu ko Banque mondiale ak Fonds monétaire international maanaam gën nañoo dooleel réewum Sénégal ci wàllum koom loolu la ñu mën a jàngatee ci yéenekaay bii di libération. Sud Quotidien sax ci mbir moomu la xëyee ak FMI ak Banque mondiale mi dànkaafu réewu Sénégal la Banque mondiale et le FMI charge le Sénégal. waaw Sud Quotidien moo ko xamle mu des ba tey ci xibaar bi ñëpp xëyee muy coowal Banque mondiale Fonds monétaire international noonu waxee ci Sénégal jéego yi ñu dox jëm ci wàllu koom mooy ay performance économique wax itam lu jëm ci masse salariale bi ak lu ni mel. Populaire moom nee na la Banque mondiale et le FMI tapent sur la table. waaw lu Populaire itam daanaka dafa feerlu Sud Quotidien mu mel ni Banque mondiale bëggul lool ci réewum Sénégal loolu la ñu mën a gis ci yéenekaay bi di le Populaire. loolee laas grave faille la ko tuddee. waaw grave faille la yéenekaay bi di laas wax mu mel ni daal mbir mi am na foo xamante ne si foofee la lëjee loolu la yéenekaay bi di laas xamle lépp nag aju ba tey ci coowal performance économique réewum Sénégal Banque mondiale Fonds monétaire international di FMI wax ci seen xalaat. démb rek ñu ngi koy waxtaanee ci yéenekaay bu ko xëyee ak sunu géej géej ni ñu koy caxateeg ay doomi siin alors réew mi loolu la xëyee tey ak ambassadeur u dëkk boobu fii ci réew mi. démb dañoo gis mafia chinoise la ñu waxoon ambassadeur bu Chine fii ci Sénégal dafa mel ni nag moom béggul dara ci waa Greenpeace lépp nag jëm ci nu waxee na sunu waax yi dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw caxatee ko dafa la leen neex dem Pape Cheikh. coowal koppar la yéenekaay bii di enquête xëyee tey ak caisse nationale de crédit agricole. CNCA la wax nee na nag bu ñu moytu ndikuwul kër googee bu ñu ci xoolul dara dina am ay jafe-jafe ndax laxisme ma nga fa te it am na ay créanciers am na itam ay ñoo xamante ne dañu faa nekk wala sax ñoo xam ne ay clients boobilee kuréel la li ñu gis Pape Cheikh moom mooy leb ba noppi maanaam fay gi daal moom mooy jafe-jafe lu ci mën a am ñoom daal ne ñu la ci manqué ci ay koppar lim bi takku na. Grand Place tey daa xëyee ak Maître El Hadj Diouf ak Moustapha Niass ñoo ne ci nataalu xëtu yéenekaay bi ñu tuddee loole la 5e colonne au front. waaw Maître El Hadj Diouf Moustapha Niass la ñu gis ci Grand Place Maître El Hadj Diouf mu mel ni nee ñu dafa sol robe avocat di défendre président Macky Sall wax itam ci tolluwaay réew mi yéenekaay bi moo ko xëy xam ne jeu populaire. Walfadjri xëy tey ab dossier bu am solo jëm ci ay policiers ki gendarme
loolee nag mu ngi ko tuddee silence on libère. waaw Walfadjri def gëstu bu am solo jëmale ko ci sunu takk der yi seen taxawaay ci réew mi ñoom nag li ñu gis mooy am na ñoo xam ne ay takk der Pape Cheikh bu ñu defee njuumte wala njombe seen mbubb daanaka moo leen di aar bu ñu leen jàppee itam boo moytu bu ñu sàgganee dara du ci mujj. Direct Info xëy tey ci xëtam bu njëkk ak ab ministre boo xamante ni dafa réquisitionné benn sëriñ bu jógee Casamance ngir bañ ñu génn ko xëj na ci gouvernement bi ci remaniement bi gouvernement bi waajal loolu la Direct Info xëyee tey. Direct Info xëyee nataalu gouvernement président Macky Sall mu ne ko fàng ci xët bu njëkk bu yéenekaay bi tekkee itam ne kenn ci ñoom dafa daal di rek wuti benn sëriñ bu bàyyeekoo diwaanu Casamance la mu bëgg rek moom mooy mu aar ko ba bu nuy remanier ka indi ay coppiteeg lu ni mel moom ñu ba ko ca palaasam rek. waaw kay wàcckat neexut nag yow itam jekk ah. waaw nguur dafa mel ni neex na. voilà boo jekkoo da ngay baale sëriñ si fi ne di kilifa diine yi ñoom nag ñu ngi ñaanal président Macky Sall ci sunu jàmbaar yooyu ñu war a yónnee ca Yémen loolu la yéenekaay bi di quotidien xëyee tey. boole ci nataalu Serigne Cheikh Sidi Mokhtar xalif général des Mourides ak Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine yore kàdduk famille Tidiane bépp la ñu wax rek moom mooy kilifa diine yu Sénégal yéen nu yàbbi ci mbir mi sunu takk der yooyu seen lim toll ci 2 junni ak téeméer président Macky Sall yabal leen fële ca Yémen ngir Arabie Saoudite li ñu wax rek moom mooy kilifa diine yu Sénégal dafa mel ni jël nañu kurus yi tey ñaanal président Macky Sall. tàggat yaram xam naa doo ci sori mais yéenekaay bii di stade xëy nag Messi mi nga xamee ni barki Dembo Ndiaye yëngal na àddina yëpp fii ci Sénégal sax on a beaucoup parlé de lui surtout hier waaye moom nag ñu bëri nee nañu du joueur bu réglementaire parce que dafa gàtt. waaw Messi moom. maanaam teguñu ko ci benn règle parce que Messi dafa gàtt en tout cas il est exceptionnel. voilà il est exceptionnel. même ñi nekkul amateur u football sax xam nañ ni Messi moom cadre la donc mën ngeen gis li ñu ko waxal ci yéenekaay bi di stade moom moo nekk ci xët bi d'ailleurs tey jii ci suba gi alors titre bi di la planète foot à ses pieds lu jëm ci titre yéenekaay yooyu lee dinañ ci ñëw léegi fi nekk ay minutes ak docteur Massamba Gueye yéenekaay yi benn bu ci nekk am na titre wala xët boo xamee ni attiré na attention wam dinañ ci defal ab jàngat alors tey jii ci suba gi dinañu waxtaane titre Walfadjri silence on libère ak xëtu yéenekaay bi di quotidien la Banque mondiale et le FMI chargent le Sénégal ak xëtu yéenekaay bi di Grand Place di la 5e colonne au front. Ce qu'on va faire tout de suite, on va se rendre directement au niveau de la rédaction centrale du quotidien L'Observateur pour la présentation du menu de ce vendredi 8 mai 2015. Une présentation assurée tout de suite en direct par Abdoulaye Diédhiou. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Pape Cheikh Diallo, bonjour à toute l'équipe de Yeewu Leen, ravi de vous présenter l'édition du jour de l'Observateur qui est revenu sur le schéma des 2100 soldats sénégalais pour la guerre au Yémen et c'est pour relever qu'on en sait un peu plus sur la composition du contingent qui va rallier sous peu le Moyen-Orient. Ce sont des hommes formés pour la guerre que le Sénégal va envoyer en Arabie Saoudite pour qu'ils prennent part à la guerre au Yémen. Par conséquent, un schéma a été tracé pour l'envoi de 2 groupes de combat, Alpha et Bravo, et 2 autres groupes d'appui et de soutien. Des réservistes et militaires actifs composeront les 2100 soldats sénégalais. Également à la une de l'Observateur, Pape Cheikh, la grande plaidoirie de Maître Oumar Youm, porte-parole du gouvernement. C'est la voix autorisée pour parler au nom de l'équipe du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Maître Oumar Youm, ministre de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire par ailleurs, porte-parole du gouvernement, revient dans cet entretien sur tous les sujets de l'heure, de l'affaire des 2100 djambars envoyés au Yémen, le facteur risque, la prise en charge du contingent, la crise scolaire, le gouvernement qui peine à trouver un accord consensuel avec le grand cadre, le retour annoncé du texte de l'acte 3 de la décentralisation à l'Assemblée, mais aussi le débat sur la réduction du mandat présidentiel qui alimente toujours l'actualité. Sans détour, Maître Youm dit tout. Et enfin, Pape Cheikh, un mot de société à la une de l'Observateur et ça se passe à Tamba, un dealer de 58 ans qui est condamné à 12 ans ferme pour détention et trafic de chanvre indien. C'est un caïd actif du trafic de drogue âgé de 58 ans, son nom Lassana Wagé. Il a été traduit hier devant le tribunal correctionnel de Tamba pour détention et usage de trafic de drogue. Il avait la fâcheuse manie d'écouler sa came dans une mosquée de la place à Tamba. Sa
clientèle, des adultes d'un âge avancé. Jugé, Lassana Nawagui a été condamné à 2 ans de prison. Voilà, Pape Cheikh, c'était tout pour la une de l'Observateur du jour. À vous, à toute l'équipe de Yeewu Leen, aux téléspectateurs, aux lecteurs, bonne lecture. Nous vous remercions vous aussi, membre de la rédaction du quotidien L'Observateur, Abdoulaye Diédhiou. Merci jërëjëf mu nekkoon présentation mu niwu L'Observateur ci français ak Abdoulaye Diédhiou foofee ca rédaction centrale bu L'Observateur nekk ca Médina. Alors L'Observateur nag xam naa xibaar bu mujj bi reetaan loon leen ci suba gi di kookee di jaay yamba ci biir jàkka ji ay clientam nag ay mag la yu doon julli si xam naa certainement ba fi oustaz Pape An nekkoon waxuñu lu ci charia wax tuxum yamba boo dee julli ci jullit wala ci jàkk. waaw mais lu ci suñu borom wax yan daan lañ ko war a teg. mais Pape Cheikh kooku est-ce que bu boobul jàkk ji rek xanaa mag ña fa ne xanaa on sait jamais ah. xanaa du tef ci ñoom da yaakaar mbay. wallaay bëñ du ree jàmm li rek a tax wolof Njaay wax loolu de ni bëñ du ree jàmm yenn saa yi nga ree loo xam ni sax lu doy waar la. mais daal da nga koy ree rek. waaw xam yenn saa yi ñu bett la tàggale nit sax nga ree. wala waaw foofu nag la ñuy waxee ne bëñ du ree jàmm. waaw bëñ du ree jàmm. waaw xam nga li may wax ne yamba moom. bu fekkonte ne du màndal du dara. kenn du ko tuddee sa doom. ndax tur wi neexul. dëgg la de yamba. waaw xam nga mënoon na bañ a nekk trop bañ a nekk dara. wallaay soriwul yambar de. déedéet. xam nga moo tax ma ne la xam nga nit ñi nag Pape nit ñi dañoo doy waar de. wallaahi gis nga gàmmu Tiwaawan. màggalu Tuuba. foofa la ñuy téye poos yi. ndax ki am na ku jóg pour dem julli ji. am koo xam ne moom métier bi. mooy yàq. waaw. ñaawteef. waaw léegi nag xam nga kii jaay yamba. moom nu mu ko dul jàppee rek lay xam. am na defe naa ne police bu jógoon di wëri kuy jaay yamba du dem ci jàkka ji. léegi waa ji fa la koy jaayee. léegi am na koo xam ne day mel ni kuy jullilu. waaye bu ñëwee ñoom dañuy daroo rek. bu ñu daroo riisoo. poo si weccoo. léegi nag xam nga ci biir ñooy ñi ñaa ngi julli dafa dañuy julli. ñoom ñu daroo mooy nii. bu ñu daroo nii riisoo. mu jox ko yamba mu jox ko xaalis bi. c'est vrai dañ ciy profité parce que ay bërëb la yoo xamante ni léegi boo paree du bërëbu ñaawteef quoi. boo jógee nga arrière te gannaaw ngeen mel ni ñuy naafile seen ñaari rakka. Docteur min na système bi de système la rek système la parce que tamit foofu dafa neex a jaayee de. et la système de système la de. mais kooku ngeen petoo. kooku Pape Cheikh penam. dañ ko war a yokk parce que xelam dafa rëy xel mi mu def ci taatu jàkka ji su ko defoon ci kay yi wala mu def ko ca métier ma day bënn. wallaay kooku dañ ko teg pen bu diis may. ci na ma yàlla baal tey la àjjuma mais comme dañuy waxtaan rek ñun ñëpp ñoo bokk kër gi. xel sax ci jàkka yi. ah oui ñu bàyyi xel ci jàkka yi xam ne sàcc yaa ngi ci. tafukat yaa ngi ci. jaaykatu drogue yaa ngi ci ñëpp a ngi ci biir. nit ñi nañuy rafet njort mais nañuy bàyyi seen xel tamit. ci safaan yu mel noonu. bu ñu gisee kun xamul kuy ñëw rek te lus ñu enquête ko tamit. man leen rek ma naqare waagee ji mu sant. te nga am giir gu sant wagee. non sama géej gi ma sa solo lii te man ca Maroc. wagee la mais tey wagee la set. non Aïcha wagee. non Aïda wagee vraiment. Aïda wagee kii moom wagaani la waroon sax. jum na trop. waa kay loolu nag mën ngeen ko gis ci l'observateur bu tey bi dañ ci doon waxtaan tuuti rek waaye di sensibiliser waale pour ñuy moytu ndax moom. lu dul baax mbaaxu gën lu ñaaw baaxul ci domaine yëpp jaayum yàmba ak yóbbu ko ci bureau yóbbu ko ci koñ ak yóbbu ko ci kër ak yóbbu ko ci jàkk yëpp a yam benn baaxu ci donc waa jooju li mu def mu ngi ci l'observateur bu tey bi alors Faty Dieng xanaa nga jox ñu rek xibaaru jaww ji tey ji xëy nañu ak lu toll ci 20 degrés waaye nag climat bi kenn comprendre ko bu teyee mu sedd bu subaa mu tàng fajar gi surtout day sedd guddi gi itam laataa ñuy tëdd day sedd loolee xam naa ni kéemtaanu suñu borom la rek waaye lan moo ñuy xaar ci wàllu température. li ñuy xaar ci wàllu température ci àjjuma ji pex moom mu nga tudd Pape Cheikh dina wéy ci Ndakaaru ak li ko wax ndax ñoom dinañu yeewoo ak 20 degré Ndar géej ci itam 21 degré waaye ci biir réew mi nag dina xaw a tàng tuuti ci suba gi ak ci ngoon gi itam ndax Podor dinañ àgg ba 25 Matam moom 29 degré Linguère 24 Diourbel 22 Kaolack ba 23 degré Tambacounda 24 Ziguinchor 22 Kolda 26 Kédougou 28 ngoon gi itam Dakar dina wéy di feex 26 degré la 26 degré mooy température bi gën a ndaw ndax 30 Podor moom dina dem ba 44 Matam moom 45 moo jël raw gàddu gi suma juumulee Linguère 43 Diourbel 38 Kaolack 39 Tambacounda 41 Ziguinchor 36 Kolda 42 et puis Kédougou 41 degré lu jëm ci marée yi pleine première basse mer bi am nañ ko 5 heures
16h10 bi ci topp ñu ngi koy xaar 16h57 minutes lu jëm ci pleine mer yi bu njëkk bi dinañ ko am ci kanam 11h30 la bi ci topp ñu ngi koy xaar ci guddi 23h55 minutes géej gi dina yabumaay waaye waxtu yi ca gën ngir nappi 4h30 la ba 6h30 waxtu bu njëkk bi jàll na bu leen rawee mun ngeen xaar bu 16h57 jàpp 18h57 jant bi fenk na 6h44 tey dina so 19h28 minutes mu ngoog Pape Cheikh xibaaru jaww ji. jërëjëf Mame Faty am nga lu toll ci juróom-benn simili pour waajal journal 8h bi 7h54 moo jot ngeen xëy àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média boo jékkoo da ngay baale demal ndekki gaaw mais na nga gaaw parce que 8h léegi mu jot ñu jox leen waxtu julli yi laataa ñu jàll ci gym bi ak Fama ak ñi mu àndal Rahma Damba fitness lu ñu jógee comme ni ngeen koy gisee ci écran bi bu dee waxtu julli yi alors Subatel mu ngi toll ci 5h29 Tisbaar ñu ngi koy julli 13h07 Takkusaan ñu ngi koy julli 16h19 Timis ñu ngi koy julli 19h34 Gee ñu ngi koy julli 20h40 julli Subatel bi fajar gi mu ngi toll ci 5h29 Tisbaar mu ngi toll ci 1h07 Takkusaan mu ngi toll ci 4h19 Timis mu ngi toll ci 7h34 Gee mu ngi toll ci 8h40 fajar bi waaw mu ngi toll ci 5h29 suba gi ah voilà dañ koy julli ba pare salaatu julli fajar. D'accord fajar mi ngi toll ci 5h46. D'accord donc suba bi mu ngi 5h29 donc fajar gi la ñu tëb. lañ tëb waaw ok donc bu dee suñu mbokku chrétien yi pour heure messe yeeg jotaay yi ci jàngu yi. bu dee cathédrale am na messe 7h ci suba gi ak it ngoon gi 18h30 martyr de l'Ouganda am na messe 6h30 ak 18h30 église bu Saint-Joseph am na messe ngoon gi 18h30 cathédrale 7h ak 6h30 ci ngoon lay am messe bu dee jàngu bu martyr de l'Ouganda fajar gi 6h30 ak ngoon gi 6h30 dinañu am messe bu dee jàngu bu Saint-Joseph ngoon gi 6h30 la ñuy am messe ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télé bi Mado ñu ngi ñëw ak yow ci kanam ci bien-être tey nag dinañu dugg ci nopp yi. effectivement Pape Cheikh ginnaaw bi ma la nuyu ñu nekk ci plateau bi rawatina mbokku téléspectateurs yi tey nag ci affaire bougie auriculaire. nañuy waxtaane mu nekk benn nga promettre ñu ko moom. voilà donc tey moom nañuy waxtaane bu ci kaname. mooy toppatoo nopp. voilà maanaam xeetu toppatoo nopp la boo xamante ne chinois yi ñoom dañ koy def. waaye ñun nag dinañ ci ñëw ñu gën leen ci expliquer li ci am lépp. jeex na ca kanam lay doon Bessel carnet de voyage ak yi ñuy découvrir ci dëkk yu am solo yu mag yu riis yi nekk fii Sénégal tey dinañu dem dëkk bu ñu naan Marlodj. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu tamit ñi ma bokkal plateau bi di nuyu tamit téléspectateurs yi di wax rek mbégteeg bànneex la ñu am saa su ne tey carnet de voyage dafay dem rek comme ni nga ko waxee dëkk boobu tudd Marlodj nag bu ñu ko waxee lan moo tax mu tudd Marlodj parce que bu ñu nee île du Saloum maanaam am na ñeenti dëkk yoo xam ne ñoo bokk tur mar bi benn la. ba tax na rek tey nag dañu taamu waaw ñeenti mar la dafa am Marlodj Mar Wenge Mar Fafako ak Marlodj bi donc 4 vendredi yoo xam ne dañuy waxtaanee ci mar yëpp lan moo ko waral tey nag mar bi nga xamante ne moom moo njëkk muy rek Marlodj ñu jëloon gaal dem fa dinañ leen wax rek Marlodj bi fan la jóge ak dëkk boobu lan moo fa am ak lu fa xew. mu ngoog loolu ci carnet de voyage lay nekk tey ñu jëm Marlodj El Hadj Mbaye Garmi àjjuma bu jot boo ñëwul sax defe naa dinañ xëy rek xaw mel ni ñu kii voilà ñu wéet suñu jàmbaar yi ba tey ñu ngi leen di waxtaane télé yeeg rajo yi waaye tey nag ci fàttaliku gi dañuy ñëwaat ci ñoom nag. waaw dañuy dellu si rek ci anciens combattants yi. Papa Cheikh. mu yemoog nag jàmbaar yi nga xam ne dañoo dem nag ci toolu xare. mu yemoog loolu. te defe naa ne Baye Cheikh boo nekkee ci réew. di dund. dug nekk ci armée ba jeex. te demoo ci benn mission boo xam ne mission guerre la. yaa Amadou Mbaye Garmi civil bi yéen a yem. moo tax tey ma tàbbi ci loolu Baye Cheikh ci kanam tudd danaa ci ñëw. d'accord ancien combattant yi la ñuy waxtaane tey teg ci boo demee dëkk bu mel ni France ñoom tey jii maa ngi koy wax ca fajar ni liggéeyuñu ndax dañuy féete seen i victoire ak seen i guerre yu yàgg yooyu te seen guerre yooyu suñu ancien combattant yi suñu maam yi dañ leen xeexala ba donc comme tey tombé nag ñoom ña ngay feetu ca France fii ci Sénégal nag El Hadj Mbaye Garmi dina dellu si waat ci jaaru ancien combattant yooyu le daañu am
amal ay gan itam ku ci mel ni Cheikh Diop Mbaye moom mu ngi préparé xasaayid d'or dina ñëw ci plateau bi ñu waxtaan ak moom xasaayid c'est ça journée xasaayid voilà donc dinañ ci waxtaan ci kanam ak ki nga xam ne ni moo di Cheikh Diop Mbaye ba noppi kii di Alioune Badara Ndiaye Zikrullah moom tamit dina teew ci yeewu leen bi ca kanam mu ngi préparé événement wam moom nag muy ab taalibe sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhlaq oustaz Pape An ñu ngi jéggalu tey du àndandoo ak ñun ci siira ndax nag ma ngay amal tournée internationale xam naa bu del see fileek ajuma di ngeen ko gisaat ci plateau bi yeewu gym dañ ci ànd tey ci suba ak Fama bonjour ak sa délégation bu riis. Waaleykum salaam. toujours dañuy ñëw ci femme enceinte ak gym bi. waaw tey nag renforcement musculaire la ñuy def ak femme enceinte yi. ok mais accouché naa man. voilà gunge femme enceinte yi rek. alors je rappelle que rubrique bi ci haut patronage u Chérif Diala ak Père Assane mi ngi toog croiser seen ay tànk ci ginnaaw les autorités ñoom ñooy parrain wu yeewu leen tey ci suba. voilà bienvenue chères autorités. ñu ngi mel ni ñu tuddee xew bi de Père Assane Ndong ak Chérif Dia non Chérif continuel croise les pieds c'est parti Fama. léegi Pape Cheikh dama lay wax tamit tey. dafa am ay femmes enceintes yi ma bëgg a wax ñu def ak man cours gym bi. ok Binet Ndoye ñoom Soda ñoom madame Niang. ak ñeneen ñi. ñoom ñëpp enceinte voilà léegi yow it mën nga tudd say kii ñu mën a def. sama jigéen ñi Kiara enceinte Ajaratu Mati Dieng. ne woon dama bu ko wax kenn waaye nag comme man damaa rattaxle maa raw yorox laat waxal rek Adja Mati Moussa Buri ak. Ajaratu Ndiaye oh suivez mon regard et Ajaratu Bessel. ñoom ñëpp daal nañ def gym bi kon ak ñun. c'est parti. voilà. Ceci sera à la maison. C'est pour les femmes enceintes. Alors on ne va pas faire de sautillement, juste des mouvements de base. Bougez. jigéenu warul li nekk ci kër ga def leen mouvement yi réveil musculaire allez là tout doucement voilà Bras bien tendu. Vers l'avant maintenant. On descend. Très bien. Respirez, il faut respirer le maximum. Voilà, talon maintenant. Talon. Il faut bien plier la jambe. Jambe écartée. Si vous ressentez des douleurs au niveau du bas-ventre, ou bien du périnée, alors diminuez. Voilà. Très bien. Là maintenant, jambes tendues. Jambes bien tendues sur les côtés. Les bras. Soulevez maintenant. Respirez. On respire par les narines et on expire par la bouche. Très bien. On revient là. C'est juste pour l'échauffement. Maintenant, les renforcements musculaires. On prend les serviettes. Voilà. Allongez-vous sur le côté. Avec le ventre, là sur le côté, les jambes bien tendues, là, ou bien vous faites ça, option, là ou ça, allez, là maintenant, là, et respirez, appuyez-vous sur ce bras-là, très bien, et respirez. Allez, il faut renforcer
renforcer les jambes, les fessiers. Respirez. Très bien, on respire. Là maintenant, jambes tendues vers l'avant. Jigéen ñi warul yi nekk ca kër ga. Après exercice mën ngeen ko continuer. Juste pour 15 minutes seulement. Renforcez les fessiers et les jambes. Vous en avez besoin. Très bien. Là maintenant, on fait un petit tas. Option beneen bi. Voilà. Même mën ngeen tëdd seen lal ngeen def ko. Et ça va vous rapporter beaucoup de choses. Très bien, on revient là. Allez là maintenant, tout doucement. Il ne faut pas trop serrer. Voilà. Ça fait mal. Vous ressentez des douleurs au niveau des cuisses, mais aussi des hanches. Voilà. Tirez. Respirez. Là maintenant, on change de côté. Pour femme enceinte, ni ngeen war a jógee. Là, là. Voilà. Et vous changez de côté. Très bien. Là maintenant, jambes bien tendues. Respirez. Allez, c'est parti. Très bien. Tëdd leen seen lal ngeen def ko. Faites comme moi. Tout en gardant le sourire. Et respirez, c'est très important. Très bien. On revient là. Allez, on va s'étirer maintenant. Étirement. Respirez. Allez, là, sur le côté. Respirez. On revient. Super. Allez, ensemble. Allez, pour les mains, les jambes tendues, écartées, et on se relève. Fini. Ben merci. De rien, Pape Cheikh. Docteur Massamba Gueye nee na ay jigéen yu yore bant ci kër moom benn góor du ko nangu. Waaw. Jigéen yu yore bant ci kër. ah pour def gym bi. waaw ñetti jeeg ci kër. ñetti jeeg ku ne yor yet waaw.
non lii pour gym bi rek la. ayca conseil tey bi lan lay nekk. waaw tey li ma leen indiloon pour jigéen warul yi. mooy renforcement musculaire. yi ñu def nii yëpp da leen di jëriñ. surtout pour accouchement bi. mais ñetti mbir laa leen di gën a conseillé ngeen koy def. pendant la grossesse. mooy marche. aquagym. aquagym baax na trop. mooy dem piscine c'est ça piscine bi waaw def gym bi. gym bi ñuy def ci suuf si. si nii mën nga ko def ci ndox mi. ci biir ndox mi baax na trop pour santé. maman bi ak doom ji. d'accord aussi renforcement musculaire yi aussi. mooy dem gym salle gym marche tapis ak renforcement musculaire yi parce que da lay permettre. accouchement bi mën na la servir lu bëri. te aussi Mado xam naa benn jour di nga indi rubrique bien-être. comment respirer pendant l'accouchement. C'est très recommandé. Ah oui. Comment respirer pendant l'accouchement. Effectivement. Parce que c'est très important sooy accoucher surtout ñi nga xamante ne mosuñu am doom. loolu conseil bu baax la. te dénk naa ko Mado dina ko et puis ce serait bien nga xelal leen li tax sport am solo surtout ci jigéen. boo ko dee def même boo amee ay doom yu bëri du feeñ par exemple yow tu en as 2, 3. quelque chose comme ça. maa ngi leen di nuyu Mouhamed Malick Yassine. donc sport bi moo tax ngay maintenir forme bi. Effectivement. conseil tamit doo bàyyi ba nga xamante ne dem nga bàyyi 1 an 2 ans nga jël poids parce que soo accouché yaram bi yëpp ay ubbeeku. sa yaram muscle yëpp ay bàyyi. alors soo toogee sauf césarienne. parce que aussi damay wax gym bii ñu def nii. médecin yi su la interdire gym. wala yenn mouvement yi parce que am na xam dañ leen di cercler. dañ leen di interdire. mouvement bu mu mënti doon. ñooñu bu ñu def dara nañ toog seetaan tey ree. voilà. merci Fama ñu ngi lay gërëm ak ñi nga àndal je rappelle que mën nañ la fekk Rahma Damba fitness pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg a def sport sinon tous les matins ak yeewu gym ñu ngi ci àndandoo ak Rahma Damba fitness ànd ci itam ak Olympique Club dañuy jàll ci journal bi ñu ngi xëy ca fajar ba tey àndandoo ak yéen gis ngeen ni naaj bi léegi dafay teel a jóg heure yi changé normal ñu ngi dugg ci tàngaay beeg été bi bu ñu delsee nag àggali yeewu leenu tey bi bu leen fàtte ne mën ngeen dès à présent commencé di woote ci 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 yu baax yaa ngi tege yéen la ñu bëgg a teral fii ba 10 heures Faty Dieng boo noppee ñu bàyyi la ak antenne bi ci journal bi. ngeen jëf ci teewlu bi xibaaru suba gi dañ koy doore ak banque mondiale fonds monétaire international rafetlu benn yoon jéego yu Sénégal dox jëmale ko ci wàllu koom loolu nag ñi ngi koo xam la ci revue annuelle bi ñoom ñaari kuréel yooyu seq ak réewum Sénégal ñu ne nag lu jëm ci taux de décaissement bi faible na tool ndaxte mi ngi toll ci 22,7% wax nañ itam ci masse salariale bi li ñu gis moom mooy lu bëri la te it lu nu war a xoolaat la dinañ ci dellu siwaat ci sunu yeneen jataayu xibaar ñu wax ci leneen mbokk yi sunu jàmbaar yi fas yéene dem Yemen te seenub lim toll ci 2 junni ak téeméer coow laa ngay wéy ñi nga xam ne nag da seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàll wi wax nañu ci la ñu gis moom mooy Sénégal mën na cee jëlee dara leneen itam mooy takk der yi ñu yóbbu foofee amal na leen njëriñ boobu le tukki bu weesoo la ñu fay xamee itam lu jëm ci ndàmpaay yi dina am solo bu baax a baax loolee lépp ki ko xamle di colonel Alioune Ndiaye Aminata Mbaxe Sow ak Malick ñoo ci def ab gëstu ñu teewlu leen. colonel Alioune Ndiaye lay wuyoo fii ci Sénégal daanaka mission extérieure bu bëre jaar na ci ay loxoom tey jii mu nekk à la retraite mu ñuy fàttali ci yan anam la mission yooyu di amee ak lan la ci dëkk bi mën a am. mission yu mel ni day tax nga am matériel yu gën a baax day tax nga xam say nit jànkonte ak yenn xaralal yi yenn matériel yi nga xam ne xamuñ ko woon day tax ñu xam ko day tax ñu mën ko di ko jëfandikoo day tax ñu gën a mën a xarañ ci seen liggéey. mission yi ni mel nag day faral di am tiitaange balaa ñoo dem waaye ci mujjantal ga ñi fay dem dañ leen di fay lu am solo. ñi nga xam ne dañuy dem bennal ku nekk yor sa dëkkuwaayu bopp yor di toppatoo sa lekku bopp ñoom la ñuy gën a dàmp ñoom la ñuy gën a fay que ñi nga xam ne la ñuy dem groupe n'est-ce pas nga xam ne seen dëkk mooy organiser seen dëkkuwaay foofu fu ñu demee ak li ñuy lekk ak yooyu ñooñu li ñu leen di jox daanaka mooy liy des ci li ñu utiliser pour seen nekkin foofu waaw neexul xayma parce que mi ngi dépendre
ci kan moo yóbbu mission bi bu dee Nations Unies la dafa am ay fourchette d'indemnisation dafa am non xawuma ko exactement parce que dafay varier temps yi rek yokkaat nañ ko. lu jëm ci wàllu soldat yi ñu war a yóbbu fale ci Yémen moom mu jàpp ni nguurub Sénégal daf ci war a waxtaanee ak ñii di waa Arabie Saoudite ñu xool ci yan anam la war a tëree. bii du Nations Unies bii Sénégal la ak Arabie Saoudite kan mooy fay nan lañ leen di fayee xam nga loolu nag nekkul loo xam ne lii waxagum nañ ko nit ñi ba nit ñi xam ko kooku ci diggante armée la gouvernement bi ak peut-être fa ñu jëm. commentaire yi di wéy ci mbirum envoi sénégalais yi foofee ca Yémen waaye lu mu ci mën a doon ñenn ñi jàpp ne réew mi du ci ñàkk dara daañu gagné ci wàllu expérience waaye tamit ci wàllu leadership ci suñu dëkk. Aminata ñu wax ci wàcc màkk gi fi mu ne nii ñu ngi xool mbir mi naka la ñu koy amalee Sénégal nag ren ji am na lu toll ci fukki junni ak juróomi téeméeri ujaaj lañ ca xamle rek moom mooy privé bi am na ci wàll bu am solo bu weesoo ñaari junni yi commission bi di toppatoo la ci des lépp liggéeyu privé bi la ñu xamle mooy ren dañoo jëlaay matukaay ñiy jógee ci gox yi ci biir réew mi daanaka bëgg nañu lépp loo xam ne ni yaay lijjanti toppatoo seen i këyit dañoo bëgg ñu koy defee ci seen i gox te bañ a ñëw fii ci Ndakaaru di sonn ak lu ni mel Fatimata Ba ak Ibou Cissé ci ay leeral. nguuru Sénégal na mu jëfee privatisation aj bi ren gi lu ëpp ci pèlerin yi privé yi lañ ko jox daanaka téeméer boo jël juróom-ñetti fukk commission bi nag ne liggéey bi dinañ ko tàmbalee njeexitalu weeru mai bi. gouvernement bi dafa bëgg ñu privatiser maanaam nu mu tuddati privé yi nga xamante ne société yi nga xam ne ñoo fi nekk ku nekk mën a liggéey si aj yi loolu commencé na te feeñ na bu baax a baax a baax ren incha allahu taala dinañ am lu tollook ñaari junni ci ay pèlerin ñun commissariat il faut ñu xam itam ne juróom-ñetti junni ak juróomi téeméer dinañ ko joxe ñi nga xamante ni ñoom ñooy privé yi maanaam agence yi nga xamante ni commissariat moom moo leen agréé. ren ji nag am lu bees lu ñu indi ci liggéey bi ndax ay bureau yu ñuy ubbi ca Saint-Louis ak Kaolack loolee ngir rekk yombal ñi bëgg a aji formalité yu ñu bëgg a def. chaque année dañuy jéem a améliorer pour conditions yi gën a gaaw gën a baax processus la boo xamante ne day commencer ñu ngi ci nekk di liggéey ak suñu partenaires yi léegi rek nekkoon nañ réunion te yaakaar nañ ne incha allah bu demee ba sa cëppandaw ga lii am mooy région yëpp incha allah nit dootu fa déplacé wu di ñëw fii di def formalité lii am mooy incha allah da ngay toog fa nga toog sa région ba yi nga xam ne moom lañ identifié nga mën a def ces formalités yi nga xamante ne moom nga war a def. juróom benni vol moom la ñuy am ci xayma nag fukki junni ak téeméeri doomi aadama dinañu dem ca Makkatal Mukarram premier vol bi nag ñu ne dina fi jógee benn fan ci weeru septembre bi ñu dëgmal. Fatimata Ba ñu wax ci leneen mu aju ji concours ngir dugg ci école nationale d'administration di ENA ma ngay wéy fi mu ne nii li ñu xaymaagoon ci ay candidats jege nañu juróom benn junni am yéen def boobile concours ñu ne sax ña ngay wéy di yóbbu seeni këyit ba fukki fan ak ñeent ci weeru mai ci bëgg-bëggu Elimane jëwri ñi Mahammed Boun Abdallah Dionne ren la ca bees Maimouna Ndiaye moo nu koy wax mu ne ñi nga xam ne dañu doon def arab maanaam arabisant yi bokk nañ ci bile concours. ñenn ñi di déposer seeni kayit ña ca des di signer am ñoo xam ni dañuy dem di réclamer maanaam lañ leen bindal dëppoowul ak li ne ci kayit yi ñi ñëpp nekk ay candidat li ñu bëgg nag mooy dugg fii ci école nationale d'administration ñu gën koo xam ci ENA. daf lay ubbil ay bunt yu bëri. tenter suñu chance rek. naa document yi métti woon na trop parce que ça fait parce que déjà balaa ngaa lijjanti papier dafa bëri nga dem lijjanti certificat de nationalité légaliser ko casier judiciaire légaliser papier daal bëri na en tout cas. ñu bëri wutali fii bëgg lu ñu am seen lim jege na fanweeri junni te booy seet ñaari téeméer ak ñeenti place rek lañ ci soxla wante nag am na at bi ay coppite. ñi nga xam ne dañoo jàng arabe ren mën nañoo présenter wu ci concours d'entrée à l'ENA. Monsieur le Président de la République signé décret boo xam ne day permettre maintenant candidats yi yëpp waa cycle B yi quelle que soit année bi nga xam ne moom la ñu am bac bu fekkee âgé wuñu bu fekkee seen at ëppul fanweeri at ak ñett mën nañoo présenter wu ci concours d'entrée à l'ENA. looloo tax ñu ne datu dépôt yi dañ koy yokk ba fukki fan ak ñeent ci weeru mai. Monsieur le Premier ministre jëlaat beneen dogal ak ni candidat yi bare macha allah daal di yokkaat
datu clôture bi yóbbu ko ba le 14 mai. examen yi nag dinañ ko door ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin li ko nar a ubbi mooy test bi ñuy def ñu duppee ko test psychotechnique buñ ci noppee dinañu yeggale li ñu duppee épreuve d'admission yi loolu nag ñi ngi ko jàpp ci weeru septembre. lu jëm ci wàllu yoon ak yoonal way juru Mamadou Diop sàkku ci maître Ousmane Ngom ak Arona Sy ñu teew ci àtteb ñi nga xam ne dañoo faatoon ki nga xam ne moom mooy doomam ndax bu nu sukkandikoo ci Mame Diop maître Ousmane Ngom nekkoon ministre de l'intérieur yooyu jamono Arona Sy commissaire central bu Ndakaaru daf leen a joxañ baaraamu tuuma ci faatu Mamadou Diop Mame Diop ak Adia Talla. audience bi bu njëkk bi sama avocat nekku fi woon. mais tey ñëw na état bi nga xam ni ñooy civilement responsable aussi ñëwuñu donc ñu renvoyaat ko c'est normal waaye li nga xam ni moom laa ci gën a wax mooy commanditaire yi nga xam ni ñoo Ousmane Ngom ak Arona Sy ñooñu kenn déggu leen fenn ci affaire jugement bi ñi ay exécutants lañu on les a commandé de tuer ñi leen ko sant bu weesoo Mamadou Diop am na itam ñeneen ñoo xam ne loru woon nañu ci yooyu les jamono atum 2012 ci waajal jongante palub njiitu réew bu Sénégal ki layool njaboot gi lëkkaloo ci ab kuréel dippee seen bopp famille victime yi ki leen di layool li mu xam rek moom mooy CEDEAO daal nangu na plainte bi nu yóbbu woon ndax ñoom ci fàttali dañoo kalaame woon nguurug Sénégal ci fitna gi fi amoon te ñenn ñi faatu ca ñeneen ñi jële ci ay loraange ñu ne nag moom CEDEAO fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai bi ñu nekk dina sëgg ci mbir mi Abdoulaye Tine la ñuy teewlu ba tey ak Adia Talla ak Modou Diop. plainte bi initiative wu RADDHO la rencontre africaine des droits de l'homme procédure bi initié woon nañ ko am na ay quelques années dañu constaté woon effectivement que État du Sénégal wane woon volonté trouver benn solution amiable ñu ne comme ñu ngi doon négocier ak État du Sénégal donc dañu taxawal procédure bi moom la ñu defoon ba quelque temps il y a quelques mois dañu constaté que État du Sénégal daal taxawuñu régler ci problème mu victime yi ci lañ jël décision que le 23 avril bi passé donc avocat wu victime bi déplacé wu ci audience bi nga xam ne moo waroon am Abuja foofu ci Nigéria fi nga xam ne fa la cour ba nekk demander effectivement que finalement cour bi mën a statuer ci violation aux droits de l'homme yi nga xam ne moom la État du Sénégal commettre en 2012 ci campagne préélectorale bi requête bi juge yi accepté nañu ko nee nañ ñu dinañu jox seen réponse pour le 18 mai bi di ñëw incha allah léegi nag lu ci mënti nekk ñun avocat wu victime yi lu ñu demandé moom mooy ñu fixé ñu benn date d'audience pour mois de juillet comme ça ñu mën a organiser déplacement wu famille wu victime. Maître Abdoulaye Tine kàddu yi mu ngi ko yëkkatee ni ki démb ci atte bi naroon dox diggante Mamadou Diop mi nu faatoon ak ñaar ci ay takk der seen joxoñ leen baaraamu tuuma te nu dàqandiko ba weer wi nu dëkkmal bu jeexalee ak tàggat yaram volleyball soxna yi qualifié nañu ci Jeux africains yi Sénégal nag moom ak Cap-Vert ñoom daal noppi nañu ngir dem fële ca Brazzaville laata seen ñetteelu bëccëg ndax doomu Sénégal yi Mali la ñu dóor ñett ci benn ci ñaareelu bëccëg bi tey ci aljuma ji yemoo ko juróom-ñetti fan ci weeru mai dinañ tase ak Cap-Vert Pape Cheikh Diak Younous Diatta. laata sax tournoi bi di jeex. Sénégal ak Cap-Vert qualifié wu ci Jeux africains yi ñaari match ñaari ndam la ñaari équipe yi la am volleyeuses ñaari dëkk yi nag di xëccoo léegi place bu njëkk bi. fu mu nekk nii xale yi qualifié nañu Jeux africains parce que ñaari équipe yi jiitu ñoom ñoo qualifié te fu mu nekk nii li des mooy première place bi diggante Cap-Vert ak ñun. Ça a été notre objectif de se qualifier. suñu objectif moo doonoon qualification bi xaaruñ nag jouer ak Sénégal ngi daal di koy def nañ ko ba ñuy jouer ak Mali ak Gambie. Pour se qualifier on a fait avec le Gambie et le Mali. fii ñun ñoo nekk maanaam champion ci zone bi suñu objectif mooy maintenir suñu titre de champion et puis voilà ñu jéem def suñu kéemtalaay kattan pour demain ñu gagner match bi ñuy des incha allah. L'équipe du Sénégal c'est vraiment fort.
c'est le mieux de cette zone. Sénégal moo nekk meilleure équipe ci zone bi fi mu nekk nii nag dañuy fexe rek terminer premier. Bon, essayer de gagner, ouais. Mali ak Gambie nga xam ne Sénégal ak Cap-Vert dañ leen daan ci seen ñaari match yi ñoom dara deseewul lañ lu dul jéem a yéeg ci podium bi. Ça fait très longtemps que le Mali n'a pas participé. yàgg na ci ba Mali gëjee participer ci tournoi zone 2 fi mu nekk nag ñun dañu ñëw pour jàng. bu fekkee ne am préparation bi mutoon na baaxoon na am ni ko ne am tey duñu am ay ñaari défaite. Y a pas de souci, on est là pour ça, on est là pour vraiment jouer tous les matchs. suñu mënee am troisième place nag dana nekk loo xamante ni danañu neex lool. Elle est peut-être que très satisfaisante. ëllëg against Mali waaye suñu objectif moo nekk at least ñu mën a am ay bronze médaille. tournoi qualification zone 2 volleyball bi ngir dem ci Jeux africains yi tàmbali juróomi fan ci weeru mai fii ci Dakar aljuma juróom-ñetti fan ci weeru mai bi la Sénégal ak Cap-Vert di daje ci li ñu mën a woowee final bi Mali ak Gambie ñoom di xeex ñetteelu place bi. Pape Cheikh ñu lay sant di la gërëm yéen tamit naka noonu ci teewlu bi yeewu leen day wéy jëkk daje benn waxtu incha allah ci yeneen jataayu xibaar jaa ngeen jëf ñu yendu jàmm. huit heures 24 mooy doog a jot ngërëm ñeel na la Faty Dieng gërëm itam rédaction bu télévision Futur Média ca kanam daañu àndaat ak yéen ci bëccëg bi lay doon fileeg 1 heure ci yeneen i xibaar ba léegi rek ñu week yéen jotaay bi ñu ngi jëm nag 10 heures tey ci àjjuma bi vendredi 8 mai 2015 li ñuy def rek léegi mooy dugg ci gox yeeg gox-goxaani comme ni ñu koy defee su bëgg jot bu ñu journalé ba noppi tey dañuy dem dëkk bu ñu naan Mbour nag bu ñu fa demee dañu fay fekk suñu correspondant bi di Abdou Diouf Abdou ñu ngi lay nuyu. bu baax Pape Cheikh. mbaa jàmm nga fanaane. maa ngi sant yàlla bu baax a baax di nuyu waale nag kilifa yooyu nga xam ne ñoo toog ci plateau yi ak ñiy dend ak yéen foofu yëpp. macha allah ñu ngi lay fay bu baax président Abdou Diouf foofee ca Mbour tey jii ci suba gi lu ñu fa mën a jàpp ci ay xibaar. waaw li ñu fi mën a jàpp bokk na ci blocage bi ñu njort na dina am diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo yor aéroport international Blaise Diagne. ak ñi nga xam ne ñoo di askan yu dëkk ca wet ga ndax tey jii ak démb sax la ñu tàmbali ay waxtaan fii ci Saly. ngir xool naka la ñuy def ba mën a arrondir les angles maanaam am ay déggoo ci naka la ñuy toxalee ñi nga xam ne ñoom ñoo fa des ak fan lañ leen di yóbbu lan lañ leen di jox ngir ñu mën faa toog ci xel mu dal. bañ a léser di maanaam métital ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkoon ay at. te tey jii ñu war leen ko jëlee ndax aéroport international Blaise Diagne gouverneur bu Thiès wax na ko démb. mi ngi xam le ne ñaari parti yëpp koo ci xool rek tey jii nii bëgg na mu am issue heureuse maanaam ñu am ay déggoo yoo xam ne dina dox seen diggante. te am nañu njort mu rafet ni Pape Cheikh tey jii su fekkee ne ndaje yooyu jeex na fii ci Saly daañ ci mën a am loo xam ne ku nekk di nga ko mën a yóbbaale muy bànneex ci sa biir xol ak sa biiru njaboot. leneen loo xam ne waxtaane nañ ko fi démb mooy fële ca Joal dafa am nag digue de protection boo xam ne defoon nañ ko fa. digue boobee nag moom moo doon tere ndox mu am xorom mi muy yéeg ba ci tool yi daal di yàq suuf si digue boobee nag ñu ngi tàmbali di gis njëriñ li ndax njëriñ li mooy suuf su bari commencé naa am ñax moo xam ne du sax feneen fu dul fu am ndox mu ne bu sell bu neex. ba tax na maire bu Joal di Boucaré Diouf am na njort mu rafet ni soo moytuwul at yi ñu jëm rek daañu gën a mën a gis njëriñ li ba ñii di nappkat yi astaghfirullah ñii di baykat yi ak ñiy def wàllu maraîchage ak sax ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi nga xam ne dañ fay def wàllu maraîchage daañu mën a gis seen bopp bu baax a baax ak sàmmkat yi. ñu gis seen bopp bu baax a baax ci zone boobu nga xam ne xorom si nangu woon na ko ba noppi. leneen loo xam ne mën nañ ko fi jàpp mooy kilifa yi nga xam ne ñu ngi ko fi xaar tey di Ousmane Tanor Dieng mu war a ñëw nag ci Nguéniène ñu njort ne dina àddu lu bëree bëri nag ci actualité bi ñeer parti socialiste ak rumeur yi nga xam ne ñu ngi ko ciy dégg ak wax ju bëri ji nga xam ne am na ci biir parti socialiste waaye moom li ko gën ci indi mooy dédicace livre bi nga xam ne ki ko bind di Jean Dib Ndour mu tuddee ko nag itinéraire d'un enfant d'Afrique
muy itinéraire d'un enfant d'Afrique di livre boo xam ne Jean-Dip Ndour moom moo ko bind. waaye Ousmane Tanor Dieng dina ci profité rek daal di dem xool yi. porte ouverte yu bibliothèque bi nga xam ne ubbi nañ ko fii ci journée porte ouverte bu bibliothèque bu Ngoundiane Pape Cheikh. loolu bokk na ci li gën a fës ci diwaan bi jeexul naam waaye nag nañu gàttal. waaw kay mooy dëgg Abdou Diouf président ñu ngi lay gërëm bu baax parce que yow cote rédaction nga foofu ca Mbour xanaa ñu bàyyi la rek nga daw àggali liggéey bi ndax ci suñu jotaayu xibaar ci rajo bi RFM ci yéenekaay bii di l'Observateur ak it site internet bi www.gfm.sn ba ci télé bi di nga dellusiwaat ci bëccëg bi bu ko defee nga gën ñoo jukkil ay xibaar ci ay reportage ñu ngi lay gërëm bu baax Abdou. merci alors foofu nag ca Dias soriwul dara ak sama dëkk di Nduxura ñu ngi nuyu ki nga xamante ni moom la ñu dénk yen di góor gi siis ak soxnaam Coro Coro Faye mu góor gi siis ñu ngi koy ziar bu baax alors monsieur le maire itam day xëy àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média donc ñu ngi ndokkeel waa yen waa Dias fàttewu ñu Mbuur ak suñu xarit ci xëy àndandoo ak ñun alors ñu jàll ci ñetti yéenekaay yi nga xamante ni bu ci nekk xëtam wala titre attiré na attention wu docteur Massamba Gueye comme ni ñu koy defee àjjuma bu jot yéenekaay bii di Walfadjri la Sud Quotidien ak Grand Place alors Walfadjri tey ci unam ñu ngi ci gis silence virgule on libère en rouge la ñu ko bindee ñaar yooyu yëpp di ay baat yoo xamante ni bu ci nekk am na lu mu la jox docteur Massamba Gueye je pense qu'on peut avoir une Walfadjri en même temps Mao Cissé silence on libère docteur. parce que léegi boo xoolee titre bi déjà li may wax tout le temps boo gisee rouge rek. na nga def ndànk ndax dossiers yi ñuy wax mooy dossiers yi ñi ñëwoon ay policiers ñoo leen rey. ci manifestation ñooy Mamadou Diop ak ñooñu. mais xam nga police ak armée gendarmerie. loi bi mooy noppi. léegi ñu commencé ne silence. léegi mais silence boobu jëmul ci police. léegi ñu utiliser troisième personne bi nga xam ne mooy on moom laay wax ne mooy pronom boo xam ne boo ku ragal ku ne moom ngay utiliser on rek ndax on waaw ku la wax nga ne on m'a dit léegi ñu ne on troisième personne bi kan la kenn xamul kan la ñu ne nag libère ñu ne silence on libère waxuñu silence on tue mais silence on tue sans aucune conséquence d'accord mooy noppi leen dinañ rey waaye bu nu reyee kenn du àtte ndax dinañ ñu bàyyi gis nga ni mu ko waxee waaye journaliste bi kenn mënulu ko dara rédaction bi kenn mënulu leen dara parce que on lañ wax donc on neutre la d'accord neutre boo xam ne moom day dégager sa responsabilité donc fi mu nekk ni ñoom passé nañ rey gi ñi ngi jëm ñoom ci tribunal bi waaye nee nañ deret jaa ngi tuuru ba léegi ndax xonk bi ni ñu ko bindee nii silence on libère mais comme police la dañoo utiliser benn loi ñu ne silence nga sa xel dem ci police ñu ne nag on libère li may wax élèves yi képp journaliste yi képp ku buñ ta dugg waxal on voilà on m'a dit donc c'est un bon titre c'est un excellent titre ah oui félicitations félicitations rédaction bu Walfadjri silence on libère beneen titre boo xamante ni gis nañu ko ci benn yéenekaay Sud Quotidien alors bi nataal bi photo bi ñu def ci xët bi moo gën a attirer attention docteur Massamba Gueye ñett ci ne defe naa dañoo séq jëriñ di ñu dénk wàllu koom ak xaalis fii ci réew mi ci xëtu Sud Quotidien tey voilà léegi da nga ñett ñoo séq ki yor xaalis Sénégal ñaara ko séq ak moom muy ñett waaye léegi da ngay xool moom position bi mu toogee moom mi ngi toogee position koo xam ne dafa xool te gémmiñam ubbeekuwul kon ki sa gémmiñ ubbeekuwul mooy amoo loo wax da ngaa noppi ñan ñoo ko seq FMI ak Banque mondiale FMI mooy ndaw sale sol vert yi di bandi bandilu fas kanamam di ko xool nag di ko fixé léegi Banque mondiale wan ko ginnaaw ba pare di ko xoolee wet mooy maanaam maa ngi mel na ku dëddu say mbir di ko cetal waaye maa ngi lay li sëñ Fall doon naan Senghor nee leen ko jàkk bu ko kenn piis waaye gis nga par exemple photo bi rek disposition bi photo na wane na Sénégal dañ ko ndar képp ba moomut boppam photo bi rek dafa wax rek doy na titre photo bi rek wax na rek doy na titre d'accord rien que parce que le Sénégal ne parle pas ku ko seede foofu mami donc nañ bàyyi xel ci disposition photo bi la photo est une phrase d'accord donc man je salue Sud bon mais Sud la quand même voilà c'est normal c'est normal c'est Sud c'est normal c'est des professionnels donc c'est un beau titre même bu amul woon lu ñu bind ni ñu defee photo bi rek El Hadj Mbaye Garmi wane na ni liggéey nañ ci ñu jeexal ak ñetteelu yéenekaay bi nga xamante ni titre am attiré na attention au docteur Massamba Gueye Grand Place xëy def la 5e colonne au front en rouge la ko bindee. waaw man lii ku ci defoon sama photo wala sama photo papa wala sama photo mbokk def c'est la 5e colonne. ma jël fetal dem seeti la. ndax da ngay tiit. ndax wax ji. qu'est-ce que ça veut dire. la 5e colonne 1936. lañ ko commencé di utiliser
bi nga xam ne Franco bi nekkoon foofu nekk dictateur allemand ki Espagne nationaliste dañ ko song léegi ñu def 4 colonnes armées ñoom bi ñu defee 4 colonnes yi ñu ne dañ koy seeti léegi bi ñu demee nag ñu def 4 colonnes yi dem ba jub Madrid pour nangu ko mu wax loo ki nekk ci rajo bi ne wax ne y a une 5e colonne boo xam ne dugg na bañ jàpp nañ ko léegi ñoom comme armée bi 4 colonnes rek la ñu amoon ñu tiit na 5e colonne boobu fu mu jógee jaxasoo ci seen biir rek mu song leen gagné leen léegi nag 5e colonne boobu ba léegi seconde guerre mondiale Belgique fu ñu ko utilisé mooy ay traîtres yoo xam ne wala ay espions yoo xam ne dañuy nekk ci biir état bi wala ñu nekk ci biir système adverse bi di jël ay informations pour noyer ko donc ñi ñuy tuddee la 5e colonne mooy espion yi état bi yónnee te El Hadj Diouf la ñu wax ne maître El Hadj Diouf la ak le président Moustapha Niasse donc la 5e colonne journaliste bi ko utiliser rédaction bi c'est une rédaction très cultivée mais boo ko déggee da ngay def ne affaire guerre la alors que c'est juste des émissaires infiltrés parce que man quand j'ai lu je pensais qu'il parlait de guerre c'est pas de la guerre voilà mooy par exemple Sénégal tey jii bu fekkoon ne dafa am problème ak France ñaanuñu ko yàlla mu yónni ay nit ñoo xam ne dañuy mel ne ñoom Pape Cheikh dafay animation fekk nag dañu nekk ay infiltrés ñooñu la ñu tuddee la 5e colonne c'est une colonne fictive donc ça c'est un excellent titre et une preuve de culture générale exceptionnelle pour Grand Place voilà donc Grand Place moo ko titré tey la 5e colonne merci docteur Massamba Gueye comme chaque vendredi ñetti yéene kaay benn bu ci nekk xëtam attiré sa attention mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex nii rek la ñaar la ñuy boole yi leen di jëriñ ak yi leen di bégal loolu moo tax may bàkku naan c'est la seule matinale qui vous réveille et qui vous éveille et que yéen sénégalais yi yéen a ko moom ndax da ngeen di xëy ji tàggoo kumpa ba noppi itam ñuy feexal seen i xol tey jii ci àjjuma bi ma profité ci rek wax quelques programmes yoo xamante ni bu ci nekk war na leen soxal alors daayira bu palais présidentiel ñoom ñu ngi waajal seen conférence bu mag bi nga xamee ni ñu ngi koy amal at mu jot ren nag jàpp nañu date bi pour 13 juin ñoom madame Ndiaye ak madame Mbeng bu Petit Palais ñu ngi koy nuyu moom nag jege ñaale Adja la di première dame Adja Mariam Faye Sall donc ñu ngi ndokkeel daayira boobule nekk ca palais présidentiel defe naa ni docteur yow sax ci nga bokk ci daayira bi ci la bokk évidemment maa seen góoru daayira yaa dàq aw tey siir loolu rek la li ummati yi fu mu ko déggee xam nga aw rabbun gi xam nga man dama am chance dama am chance li may wax ne man maay koo xam ne sama yaay day jël addiya Tidiane sama baay di joxe addiya Murid kon métis nga non man li may wax ne Tidiane bu ko am yëkkati sa loxo man maam Abdou fii ci biir këram moo génn toog ci ëtt bi macha Allah ñaan ne may leen sama sët dugg ci biir néegam ñu may ma ci biir ëttam Tidiane bu ko am yëkkati sa loxo loolu foor na de mbay ba pare ma yokkal la ci leneen chance bi ma am man jigéen ma jàngal alxuraan benn jigéen macha Allah xam nga kan la Adja Daba Fall ca kokki di doomu sëñ Makhtar Fall di mu xaddam boo xam ne fa sëñ Touba toogoon fàkk moom la maam Alaaji Malick jox Baye sëñ Makhtar Fall bi nga xam ne Kazu Rajab bii 130 ans ci la koy feete ca kokki mu man fa laa toogee ñu jàngal ma alxuraan jigéen a ma jàngal alxuraan di muqaddamu Tijaan macha Allah donc man chance boobu laa am ba pare ma am njëbalu murid macha Allah waaw loolu Tijaan bu ko am yëkkati sa loxo ki may xool mi ngi may xool voilà waaye di wax nag Pape Cheikh jigéeni pale yooyu nag da nga ci cité léegi madame Mbeng sa xarit mu nekk nit ku yàlla baaxal parce que xam nga Baye Cheikh poste de responsabilité dafa doy waar am na ñoo xam dañu leen di dénk dara ñu beew ci wala ñu tiitaru ci wallaahi dalu déedéet fañ ko faloon ca premièrement ba léegi wàccu raay bi wallaahi te bu wàccoon raay bi tam Pape boo waxee dañuy maandu rek wallaahi na ko wàcc nga waaye dañuy maandu waaye wàccu raay bi de li ma ne barki démb ci jàkkaarloo bi amoon teeru bi bi ñuy tuddee Pape Mayel yéen ñëpp ngeen jóg Pape Mayel ñu ngi koy nuyu di ñaan yàlla yàggal taxawaayam ci réew mi ndax bu baax la keroog ba mu waree wax géwél yëpp a jóg ma ne leen li géwél def Pape Mayel bu daaw da boobu doon wax waaw nii laa koy def dëgg la waaw mais Pape Cheikh da nga foofu dégg wax sax wax mooy tabal wax wallaay mbay bi noo jóg xam nga déplacement ci jamono bii ku defee ne dëgg-dëgg c'est gratuit ci nit ñi da ngay jóg rek nooru dem dégg dem wala seen dem am na ñoo xam ne ñi xëy na mën nañ ko def mais am na ñoo xam ne ñi ku leen fekk ci benn place dafa am lu leen tax a jóg dëgg la xam nga binoo agsi fii la xewee ci kër gi fii génn ko déedéet dañoo tëj micro yi ma ne quoi mais ki tëj micro yi moom xanaa xamul li xew
c'est un grand bénéfice dama ko topp ba sonn xaw ma kan la ma ñëw ci njaga ne ma gar mi loolu dootul xew ba ilaa yomi di ma ne kooku de mbay kon ndokk yàlla waaye maa ngi wax dara Baye Cheikh bar na nit gu jóg nit ki jóg lu ko jógloo du ko ëpp doole wallaahi lu yëngu la rek Baye Cheikh na Pape Maye lii nit ku yàlla baaxal mu ne ko fi nekk te ca baaxoo yàlla ci réer soo baaxee boo gisoo soo gëstoo loo gis kenn xanaa xam nga koy gis muus ak mouton waaye doo gis nit de jërëjëf El Hadj Mbaye gar mi beneen programme itam bëgg naa leen ko wax rapidement 8h37 mooy doog a jot ci ndigalu xalif général des Tidiane ak sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin alors ñi nga xamante ni ñooy njabootu Serigne Issa Touré ak fédération Daïra Soppe Nabi ñoom nag dinañu amal seen gàmmu annuel samedi 16 mai ca Kell nag di dëkk boo xamante ni itam ñu ngi xëy àndandoo ak ñun donc ñoom ñu ngi waajal seen gàmmu annuel loolee le 16 mai la ñu koy amal beneen programme boo xamante ni sunu xarit yi ñëpp a ngi koy waajal muy atal bi wala appelu Seydina Limamou loolee nag jàpp nañu ko te xam naa ni sunu xarit yëpp a ngi koy waaj mu toll ci 135e anniversaire bi appelu Seydina Limamou alors dafa am nag avant première boo xamante ni dañu koy amal ak panelu amical des étudiants Layène ki ñu fekk si nag di Serigne Mamour Laye Serigne Mamour ñu ngi lay nuyu Laye Makhtar xam naa ni tey jii yaa fi teewal amicalu étudiant wu Layène yi yéen a ngi waajal appel bi wala atal bi tout dépend ca fi nga xame ni moo di ca bërëb ba ngeen koy amalee. voilà King Fat voilà c'est ça. ñu ngi lay nuyu Laye. ñu ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal plateau bi. di rafetlu émission bi. tey dañu ñëw ci kàddu élèves étudiants yu Layène yëpp. ngir waxtaanee avant première boo xam ni. ñetti at wala ñeenti at mi ngi nii dañu koy amee. ngir waajal appel bi ren nag ñu tànn thème boo xam ni daanaka dafa soxal àdduna bi yëpp te Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam waxoon si mu wax ni mag ñi jamono mi ngi ñëw boo xam ni dinañu toll ci xiif boo xam ni xiif bu metti la comme ni ñu waxee tey crise mondiale bi mu wax ni mag ñi jamono yooyu buñ ca demee lii dimbali nit ñi ci xiif boobu bay lay wax ni alayhi salaam mooy ñaari tooy tooy yi bi ko mag ñi laajee lan mooy ñaari tooy tooy yi mu ne bay mi ak napp bi bu ñu xoolee àdduna daanaka réew yi nga xam ni dañu avancé yëpp boo seetee tey ku mel ni Brésil avancement bi mu am bokk na ci li ko dimbali mooy mbay mi te métier yooyu seen Limaamu alayhi salaam lu jëkk muy woote métier yu mu doon def la Cheikh Makhtar moo ñu ko xamal ci Busral Muhibbina moom moo nettali histoire u seen Limaamu foofu bu wax ni ku jàmbaare la woon ci métier yooyu waaye itam bi nga xam ni yàlla dogal na yónni ko mu woote bi mu bàyyee métier mi dematul géej dematul ci tool yi dafa doon encourager itam nit ñi ci wàll woowu maanaam nit koo xam ni soxla nga liggéey bay lay alayhi salaam daana la utal gaal nga dem liggéey koo xam ni itam am nga tool am si yitte yoo xam ni yow manewoo ko taxawe ba mu mat bay lay alayhi salaam mooy ki daan yabal saxaaba yi ñu bayal la sa tool te lépp loo xam ni war na ci wàllu dund maanaam lekk ak naan Seydina Limaamu mooy ki ka fay yóbbu et léegi ñu wax ci loolu nag ñu xam ni àdduna fi li bàyyi laay doon wax kon toll nañu si parce que réew moo xam ni bëgg nga avancer yaakaar naa ni da ngay dunde li nga xam ni moom ngay bay di bay li ngay dunde waaye bu fekkente ni lépp da nga ko yaakaar si ma neen réew mu dul yow pour nga avancer dafay jafe bay laay alayhi salaam mi nga xam ne nag yàlla daf ko yónni ngir solution wu jamono moom mu xamal loolu bu yàgg ne bu jamono demee ba tollu foofu li fi mën a dimbali nit ñi rek mu ne mooy ñaari tooy tooy ni ma leen ko waxee sànq mu ne mooy mbay mi ak napp gi je vois que itam di ngeen waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu emploi des jeunes ak koomu réew mi parce que da ngeen di sukkandiku ci jàngatuk Seydina Limaamu wala ay li ngeen doon ni xale doon ni ndongoo tax
waaw dañuy sukkandu rek ci jàngale Seydina Limaamu alayhi salaam parce que wax naa ni moom dafa ñëw yàlla jox ko solution wu jamono ci si ay jàngaleem bi ñu tàmbalee ba léegi si la ñu ne woon comme lu ci mel ni daaw ànd nañu ay professeur Baye Assane Diagne ñu waxtaanee lenn ci jàngale lu ci mel ni xarafal liir jamono ji nga xam ni juddu na ba ñu ngénte gi ba bésu ngénte bi dellu si ñu xarafal ka yan avantage la mën a am ku mel ni professeur Baye Assane Diagne xamal nañu ne loolu dina muccal xale bi ci feebar yu bari. wax nañu ni sax ne tàmmuñu ko Sénégal waaw léegi waaw dafa am avantage yu bari yu xam ni am na ci léegi sax boo demee ci dëkk yu mag yi xale bi bu juddoo léeg-léeg dañuy laaj parent bi ndax ñu xarafal ka waaw ci saas gi wala parce que Baye Assane Diagne wax na ni bari na ay feebar yoo xam ni dana dal ay nit mu ne yàgg na ci métier mi lool waaye gis na ni ñi ëppal ñi ci mucc mu ne ay laayeen la ñuy doon mu ne li leen ci dimbali mooy teel a xarafal bi nga xam ni xarafal nañ leen ko lu ci mel ni itam ñu waxtaanee wàllu cigarette li ko Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam teel a xaraamale ci këram parce que amoon na jamono yoo xam ni daanaka danga doon wax ni médecins yi dañ la ko doon digal ne luy faj la mais bàyyi laay alayhi salaam moom dafa teel a jóg rek ni ñuy mel ci dorog di ko xeex Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam noonu la xeexe li nga xam ni moom mooy cigarette ba sax dem na ci ba dafay tere nit ki nga xam ni dafay jëfandikoo póon maanaam cigarette et bu amee ku génn àdduna moo xam sa famille la moo xam sa ku la jige la yow dañu lay tere nga laal ci jaag bi ñu wax lu tax mu ne parce que kooku bu néew boobu nga xam ne da nga jàpp ci jaagam ëllëg yow mal xiyaam bu dekkee dafay dekki ak ngëlëmte ndax ki jàppoon ci jaag bi maanaam di itam dem nañ ci sax ba ci biir jàkka ji dañ daan wax ni képp kuy jëfandikoo pon sàpp yi ci kanam bul fi ñëw maanaam pour loolu lépp pour fexe décroiser nit ki ngir mu bàyyi tux mi muy tux am naa ci benn kii boo xam ni moom dafa wax ni bés bi mu bàyyee tux mooy bi bés bi waajuram génnee àdduna mu war a ñëw jàpp ci jaag bi ñu nekk doo ko laal parce que da ngay jëfandikoo cigarette ak ni waajur foore moom cigarette rek xañ ka gunge googu mën na gunge waajuram jàpp ci jaag bi mu ne bi mu fa jógee la bàyyi cigarette loolu waxtaane nañ ko daaw ci CICES bi ren insha allah le 9 bii muy ëllëg suba waaw ci King Fahd Palace li ñuy waxtaane mooy ñaari toy yi comme ni ma leen ko waxee xam na ni àdduna pour mu dox pour mu avancer parce que boo xoolee lii di wàllu mbay li nga xam ne mën na ko créer ci emploi bari na boo gisee jeunes yu bari di jël gaal yi di tukki mooy ni ñu war a aare suñuy suuf ba utal leen ci liggéey aare wu ñu ko noonu parce que wàllu mbay yi du parce que mën na créer emploi yoo xam ne direct lay doon ak ñoo xam ne indirect lay doon parce que tey lu ci mel ni tomate bu ñu ko bayee ñi ci mën a jariñu yaakaar naa bari na ñi koy witt ak ñi koy yab ci oto bi yóbbu ko usine ba ñi koy defar ci usine ba nañ koy génnee ba ki koy jaay ci marché bi xam nga li mu mën a créer ci emploi bari na lool parce que di nga xool koo xam ne nii dafa jàng ba am diplôme mais benn pêcheur moo koy embauché utal ko salaire noonu itam ngay gisee koo xam ne nii dafa jàng ba am ay diplôme benn baykat moo koy embauché utal ko salaire kon ñaari tooy yooyu bàyyi la alayhi salaatu wasalaam xamaloon ñu ñun gis nañu ne àdduna loolu mooy li koy doxal yaakaar naa loolu réew yëpp en tout cas lu am ci solo loolu moo waral ñu tànn thème d'accord donc suba la ci bëccëg bi 2 heures bu ñu jullee xanaa tisbaar ba noppi rek waaw bu ñu jullee tisbaar ba noppi parce que bëgg nañu sax ñenn ñi ñëw jullee foofu parce que ñun laa yéen dañuy julli 3 heures léegi bu 2h30 bu ñu fekkee foofu ñu julli tisbaar doog tàmbali liggéey bi waa kay kon ñu ngi lay gërëm bu baax Serigne Mamour Laye kon mbir maa ngoogu ëllëg la bu 14h jotee ca King Fahd Palace gis naa ci modérateur yi ku mel ni Mamadou Malaye Diop moom itam di ko ñu respecté ci suñu milieu bile di journaliste alors c'est sur invitation lay nekk non voilà jërëjëf Pape Cheikh parce que bëggoon naa ko leeral ñu bari dañuy woote di wax ni amuñu carte yi bëgg nañu ñëw mais loolu daal moo leen xaw a kii ñu xamal leen ni du carte yi mooy dugal
foofu kenn. képp koo xam ne ku ñëw dugg. li ñu leen di fàttali rek mooy li ñu xame mooy sol bu weex. waaw loolu moom ñu koy nag. waaw ba pare xeeñ neex na. ok loolu daal la ñuy fàttali ñëpp. mais du carte mooy dugal foofu kenn képp ku ñëw rek. incha allah. ñu ngi leen di. waaw kay kon ñu ngi lay gërëm bu baax te bañ a mel ni on sama rakku caméraman bii nga xamee ni. yéreem bu weex ba mu dese saf na ndox ba xal. bu xal élage waaw président moo ne woon naa ko indiwaale. ma may yàlla. waaw kay macha allah soleil d'Occident élage waaw. Serigne Mor Laye Serigne Mamoun. jërëjëf lay ñu ngi am mbégte bu baax a baax ci moom. di wax ne Pape ku nekk ci tund wii. war nga yëg ni. am Limaamu Laay woote na. ba fi ñu toogee waaw am na lu la fa war. ndax fii yëpp lu xew moo tax ba géej gi dandu ñu mën a dëkk fii. wallaahi kon kooku képp koo xam ne kile. yaa ngi ci gox bii jàpp Almaadi jàpp Yoof. ba Kambureen. war nga yëg ne bu sumaam Limaamu bii am na lu la ci war. wallaahi soo toogee ci sa kër. ak boo ak soo jëfee ak boo jëful. am na lu la war ci bés boobu. mu doon sa ñaq boo xam ne da nga koy yëkkati. def ko ci kër gi. wallaahi parce que am na loo xam ne lii nag ku la ko féexal. da nga ciy bàyyi xel. ba pare it nag Baye Cheikh boo nee jàkk ndaw laa yéen yi doo tiit. seen mag ñi duñu tiit. lii nag moom mooy diine mooy lislaam. am na ñoo xam ne dañuy yem ci pàcc bi ñu war a yem. te di ko doxal. bañ ko génn. boo ne leen jàkk rek dëgg-dëgg ñi leen yilif. dañuy xam ne daal xale yi ñu yilif. suñu fi yàlla tere bu ñu fi jógee. dañuy am relève. ba dañoo yiw waaw yiw baax. loolu dafa am solo loolu Baye Cheikh. docteur li ma ci bëgg a yokk lu gàtt. mooy ku tedd kii. dafa wootee kaddu. dañoo bind ci ginnaawam. moom mën na ko seede. waaye dafa wax woote. wax ja dañut ba tey. liñ ci war a jàngee ci jamono ji nga xam ne lu neex nit mu wax. nit na xam ne kaddu buy jib. nay defar. man loolu laay jàngee parce que Cambérène 2 laa dëkk. di romb ca fu tedd fa bis bu ne bu may xëy. di romb ñu tedd ñu fay toog bis bu ne. nit ñi nañu jàng loolu ci ku tedd kooku. ne kaddoom. moo dafay defar jamono. kon kaddu buy génnee ci nit di jëm ci nit. na nekk kaddu goo xam ne day génnee fu sell jëm fu sell. man defe naa ne war nañ ko delloosiwaat. ci nit ñi nga xam ne amatuñu kaddu. ñu xam lan mooy solo yu wax. ngir defar nit. ndax moom dafa wax rek defar jamono. jërëjëf mu ngoog kon ku tedd kee woote Ajibo Daïlahi donc amicale des étudiants Layène ñoom itam ñu woote suba di avant première atal bi loolee nag ca King Fahd Palace dañu koy amalee bu 14h jotee ñu ngi leen di xaar ci téléphone bi 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 fileeg ay minutes ñi dem dëkk bu ñu naan Marloc tey ci carnet de voyage fa la ñu besel di yóbbu Mado itam mu ngi waajal bien-être ak njëriñu yenn ci aada chinois mu am fii ci Sénégal te muy assurer suñu bien-être El Hadj Mbaye Garmi tey jiit na waxtaane ancien combattant yi am na yeneen gan yoo xam ne ni itam ñu ngi waaj a toog ci plateau bi le loolee lañ leen di jagleel fii ba 10h ci télévision Futur Média dinañ ci ñëw nag juste après publicité yi